di meloon daal loolu daal kàddu yooyu laay woote di ko soññi ñëpp laxasaayu liggéeyal suñu bopp ba dëkk bii bu mel ne na Dakar mel ci waa Dakar ñun fii ma suñu Dakar fii ma suñu France na France mel ci waa France Dakar mel ci waa Dakar ni ko turé Atma Fall mel ci ñun te loolu nag dara du ko maye lu dul ñàkk rek def ci fu ci ne loo am kër nag nga ñaan ñu bëgg añ bi teel a pare neex ka mën a joxe dépense de joxe dépense ka mën a indi mat ka mën a raxas cin ka mën a dëbb ka mën a ñuluk ka mën a jekki suñ ko defee añ bi dana teel neex te bari te kenn du xam ko lu def ku ne la nga toll yàlla yamalewul nag waaye ku ne la nga toll la nga man bu dee doole nga def ko ci bu dee xam-xam nga def ko ci bu dee alal nga def ko ci bu dee leneen ay pexe nga def ko ci ñu ngi ñaan nag suñu baay yi fi nekk ñu ñaan ñu ba mbéwét boobu ñu am gi ñi ko seen tubaab fi ñëwee déwén dañuy déwén moo dàq bu la barke seen tubaab bu déwén jéeg moo dàq beneen mooy ñi fi nekk nag yàlla bu leen wute benn ndaje aw ma xam-xam ba yàlla bu leen deede waaye yàlla ngeen fekk ay ndaje yu bare ba ñu wax alhamdulilahi rabil alamin maa ngi jégalu ci kàddu yi di sant ñëpp wasalaam. Amadou bu baax a baax di ko nuyu di ko jaaree ak ànd ngeen aussi ak àjjuma ba kon daal li ngeen ñëwee ñun dañ ko rafetlu ndax suñu amoon suñu bis daje bi ñëpp nekk bi te gisuñu leen dina di ab seerante te loolu gënul ci diggante nit ak kilifaam wala nit ko ko jiiteel la mu moom ndax commune bi yaa ko jiite waaye askan wi ñoo ko moom kon loo ci def rek naam sa bopp nga ko defal waaye ñoom nga ko defal kon loolu kàddu yi lay dalal rek xam ne lii soxlay dëkk bi ak yitee dëkk bi le président Ndiakhate Fall di sunu nijaay moom lañu dénk loolu dina ci wax ak yow kon ñun ñu leen wax ñun ci ñu jógee Njaañ dañu ànd ak sunu yaay Sooda Fall ñu ñëw ànd ak ñun jiile ñu am nag sunu mag Maymuna Silla Axma Silla mi ngi fi Abdoulaye Silla ngi fi Cheikh a ngi fi ak sunuy soxna ñoom ñëpp ñëw nañu ànd nañu itam maire Kala Fall ak Fane Tall kon waa Njaañ ñëw te def nañ ci li leen war lépp waaw Ousmane Fall ak Mour Fall ñëw nañu Njaañ lañ leen di waaye xam nañu Daaru mooy dëkk bu waaye Njaañ lañ fee kon dañ leen wooye ci Njaañ ñi ngi sant délégation yi fi ñëw yëpp képp ku fi ñëw rek mën naa ne ñun nga fi ñëwal kon dëkk yooyu duñ ci jël sax di ko lim ndax Elimane Fall limoon na ko kon ñun dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ñaan ci sunu mag ñi ndax sunu maam Bassirou Fall a ngi fi sunu nijaay Kàbb Fall ak Baye Ndiakhate ak ñeneen ñëpp ci maam Bass mi ñu koy ñaanal mu yàgg lool te wér lii di dëkk bi mu moom mu yilif ko lu yàgg te topp si gannaaw waa kër Mor Diarra Fall Serigne Kàbb Fall mooy seen xalifa tey kon yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko ak li des si njaboot bi yëpp. dañuy jox rek monsieur le maire daal di kaddu gi suñu pare suñu maam Bassirou Fall muy xalifa bi tey mu jël kaddu ñaanal ñu yeewu yi ñaanal laa ñu fekk déwén ak xéwal yu bëree bëri ak wér gu yaram monsieur le maire bisimilah. jërëjëf Adi bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Touré Fall donc di njëkkee nuyoo bi ci sëñ Bassirou Fall comme ni nga ko waxee donc di ci teg aussi chef de village Pathé Dia ak conseiller bi Ndiakhate Ndiaye donc di nuyu kilifa yëpp yi fi teew Adi yow tamit ñu ngi lay nuyu nekk adjoint maire bu Njaañ di nuyu aussi maître Fall ak président association bi Ndiakhate Fall di nuyu tamit doyen Kaba Fall ngi comme ni ngeen ko waxee ñëwoon na ci sànq la fi jógee di nuyu tamit chef de village yi nekk ci commune bépp teew fii tey maa ngi seen chef de village bu Touré Fall ak Touré Atma moom benn la waaye yeneen dëkk yëpp ñu ngi fii tey muy Ndéem muy Jamoy en tout cas partout waa Guet-Ardo waa Roundé waa Ndefleng ñëpp ñu ngi fii waa Thiar donc di nuyu ñëpp comme ni nga ko waxee Adi donc ñu ngi ñëw fii ànd ak délégation boo xam ne premier adjoint Omar Sow mu ngi ci donc ak chef de village bu Guet-Ardo nekk président association des chefs de village ak Mamadou nga xam ne seen dëkkandoo la
ak ñoom Amadou nekk président COJER bu Guet Ardo ak Cheikh Aldima Ba nekk doom ci Talib bu Guet Ardo donc di am mbégte di fekkeewaat ndaje Touré Fall comme ni ko waxee président yàlla defoon na daaw ñu fekkee ko ren tamit yàlla mayaat nañu wér ñu fekke ko donc dañ koy sant yàlla di ñaan fekkeewaat ko ay yeneen at donc sëñ Bassirou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant di la gërëm mooy borom alxuraan xam naa ko bu baax donc ñëw na ci man ñu waxtaan ci mbirum Touré nu mu bëggee Touré balaa muy delluwaat Touba je pense que loolu ñaari at wala ñetti at ñëwoon na ci man ñu toog sama kër sama saal ñu waxtaan kon xam naa yëtteem ak yiinam ci dëkk Touré ak man donc dañ lay gërëm ci loolu di la ñaan rek nga yokk ñaan aussi pour yàlla jàppale ñu may ñu kattan ba li ñuy dox ci commune bi ñu mun ko sottali donc président maa ngi lay nuyu di nuyu membre association bépp vraiment gis naa organisation bi daawoon naa fi ñëw mais ren gis ngeen organisation bi changé na côté matériel macha allah côté mobilisation tamit nit ñi gën nañu yokku donc loolu nag organisation moo koy maye soo amee mbooloo wala am ay nit soo amul organisation tamit du feeñ donc loolu association bi moo taxaw ba organisation bi mel nii ziyaara bi gën a rëy te incha allah ci kanam rek la jëm donc président ni nga ko waxee tamit maa ngi lay remercier vraiment association bi lu matul at rek taxaw ngeen ci ba ngeen am récépissé je pense que daaw bi ñu fi ñëwee waxoon nga organisation bi association bi nan la organisé wu nan ngeen di cotiser mooy ñi dëkk Sénégal mooy ñi dëkk Touba wala ñi nekk Touré ak ñi nekk extérieur yëpp organisé woon nga organisation association bi ak objectif association bi donc bi mu passé man maa la waxoon après ngeen ñëw ñu toog ngeen def loolu tamit ngeen ñëw ñu toog ngeen wax ma mbirum récépissé ma boole leen ak aadi pourquoi parce que aadi bokkuñu commune moom commune de Njaañ la nekk waaye man commune de Guet Ardo mais nag li mu seq ak yéen moo gën a fort politique te xam naa ko bu baax yàgg na ci mouvement associatif depuis jàmbaar ñu football ay nawetaan ñu ngi tase ci ay réunion donc loolu xam na ci dara loolu moo taxoon ma boole la leen ak moom yàlla def na ne jaar ngeen fi ngeen jaar ba récépissé bi génn na ak li ci maître yokk tamit dem koy remercier parce que c'est vrai que association bi récépissé génnee en tout cas bénéficiaires yi dañ ko war a publier journal officiel donc loolu tamit vraiment procédure yëpp la ci des xanaa ngeen jéem ubbi compte pour ñu mën leen gën a jàppale muy commune muy ñeneen donc su li passé tamit ngeen jàppaat beneen date peut-être ci fête Pâques yi ngeen ñëw ñu toog ak association bi ñu gën a xam aussi lan mooy seeni programme ak seeni projet loolu luñ ci mën a jàpp rek incha allah ñun dinañ ko ci jàpp suñu leen waree subventionné su dee am ngeen compte donc léegi am ngeen papier yu wóor ñun dinañ leen boole ci association yi ñuy subventionné maanaam yi ñuy jàppale di leen jox xaalis pour ñu mun a doxal seeni programme donc incha allah su li passé ci peut-être côté avril war ngeen woo yéen ñëpp Maître Fall ngeen ñëw ñu toog ñu gën a waxtaan su ngeen ma woowee fi sax man mun naa ñëw rek ñu toog waxtaan ci mbirum association bi ak seeni projet donc ñu ngi leen di nuyu di dollu vraiment di nuyu waa chef de village Pathé Dia ak magam Atou Dia ñoom tamit ay jàmbaar lañu depuis bi ngeen ñu boole ak ñoom ba léegi ñu ngi taxaw ci seen yitte tout le temps dañuy ñëw di ma wax problème Touré ak man c'est vrai que maître wax na léegi problème njàng mi loolu je suis sensible école bi dañ ko fermé problème enseignant li ko indi tamit élèves yi ñoo bëriwul waaye foofu tamit il faut association bi jàppale ñu parents d'élèves yi bàyyi seen doom yi ñu jàngi ñëw ci école bi donc loolu tamit day may doole dëkk mais di xam nga école su demee ba des ay moins de 10 élèves wala 20 élèves foofu tamit vraiment état yi am na yeneen priorité classe yoo xam ne am na 80 élèves dañuy jël enseignants yi yóbbu leen foofu donc foofu tamit yéen laa koy dénk yéen association bi suñu mënee sax ñu ubbiwaat école bi balaa école ci après les fêtes de Pâques ñu ubbiwaat ko su mënul nag à la prochaine rentrée ñu def le tout incha allah ba école bi ñu ubbi ko donc loolu association bi dénk naa leen ko ñu jàpp ci parce que ay xale yoo xam ne jàng ba ñëw CM1 ñu arrêté fa seen jàng loolu tamit vraiment injustice la te ñun lépp lu ñu war ci école bi même ren dindi nañu fourniture scolaire jox école bi ñun lu ñu war dañ koy dindi pour considérer que ñun bëgguñu école bi mu fere ndaw waaye nañu organiser waa defal leen liste élèves yi ñu delloowaat ci inspecteur ñu wax ak moom
pour ñu ubbiwaat école bi. bon mbirum tali tamit wax nga ko ak mbirum courant mbirum tali moom maa ngi koy wax léegi chef de village ci mois de janvier bi rek gars yi ñëw nañu natt nañu tali bi ñun dañoo am ñeenti tali yu ñu war a defar ci commune bi muy Njaañ Patar boo xam ne day jaar Garki Juwanaa ba dem ba Patar 15 kilomètres la ak beneen boo xam ne Guet Ardo ba Jawar la 9 kilomètres la ak boo xam ne Guet Ardo Runde Deekole ba Njeng Jaw boobu 7 kilomètres la ak boo xam ne Thiar fii lay jaaree Koulé Fall dem ba Jàmmoy boobu tamit ay 7 kilomètres lañ ko xayma loolu Ageroute ñëw nañu def nañu études yi ba pare ak waa FERA du PIDC sax loolu waa FERA ñoo ko nar a financé ñoom nee nañ ma mois d' avril d'ici avril dinañu pare appel d'offre yi peut-être avant les Noël les fêtes de Noël comme que tali kenn du ko liggéey ci nawet avant Noël incha allah ñoom dinañu commencé liggéey bi loolu moom ñu ngi ciy liggéey ak waa Ageroute ak waa FERA pour que mu sotti mbirum courant tamit dégg ngeen li ñu wax ci programme yi ñu joxoon premier ministre barki démb yéen a ngi woon ci réunion ba donc en tout cas am nañu yaakaar te mu ngi ci liste PIDC yi muy Touré yi muy Jàmmo yi yooyu yëpp ñu ngi ci liste PIDC yi pour ñu réaliser ko mais su ngeen seetaanee télé barki démb bi ñuy voté suñu budget gis ngeen courant ni mu néewee ci commune de Guet Ardo donc même pas 15% soo gëlee taux bi donc si 32 villages presque 5 rek ñoo ci am courant c' est valable am na dëkk yoo xam sax ñooñu ëpp ay soo jëmee Sakal tey wala commune de Sieur c' est plus de 130 villages mais da ngay xool ay ñaari dëkk wala ñetti dëkk ñoo fay am courant donc loolu problème la mais comme ni ma ko waxee jour réunion bi loolu tamit priorité gouvernement la tey taux bi xam ngeen au niveau national c' est ça tourne autour 30%. donc objectif bi mooy yóbbu ko 60%, 70% fii ak 2020. 2025 nag dëkk yëppay am courant au niveau national donc loolu président waxoon na ko premier ministre bi répété na ko ci discours de politique générale bi ñoom ñu ngi ciy liggéey ak énergie solaire tamit signé nañ benn convention ak ANMEC benn opérateur pour dëkk yi war a am solaire tamit ñu defal leen solaire donc incha allah loolu tamit ñu ngi cay liggéey li ñu mën di jël xanaa rek incha allah ñu leen ñaan ngeen jàppale président de la république comme que ay programme la te moom moo ñu mën a jàppale yéen tamit ngeen jàppale ko pour mu followaat amaat 2e mandat donc année électorale la ñu nekk parti yi bëri nañu di ngeen gis nit ku ne waaye su li passé rek dootoo leen gisati donc moytu leen politiciens yi ñu leen tas ngeen xam ne li ngeen bokk moo gën a am solo ay mbokk ngeen ay benn ngeen élection benn dimanche la su passé na donc sàmm leen mbokk bi ngeen nekk benn man ak aadi ñoo bokk fu jëm moom président de la république lay jàppale moom président de la république lay jàppale donc lépp benn la nañu nekk benn ñu jàppale ko pour mu am 2e mandat aussi mu mun a projet yi mu am nii pour mu mun ko sotte xam nga tamit changement régime dafa métti nguur su changé du ñi moo tax mais beneen nguur day ñëw juróomi at encore muy commencé waat donc kii commencé na nañ ko jàppale ñu jox ko 2 mandat ñu xool voilà su deful lu ko war nag ñun tamit population baa ngi fii moom tamit dina def lu ko war quoi donc daal li laa amoon li mooy wax di leen remercier bu baax a baax nag dégg naa aussi projet yi ma wax ci affaire lotissement yi bët ki dem ba réunion bi am na luñ ci wax njax na fekke na chef du village fekke na xam naa dina woote réunion pour leeral leen lu ñu wax ci mbirum lotissement dëkk yi loolu tey ñu xam nañu priorité la aussi affaire carte d' identité yi xam ngeen carte d' identité yu bëri tey ñu ngi ko kii ñu ngi ñaan borom ñu dem jël si ko problème kay judd moom xam naa amatul ci communauté rurale bi wala ci commune bi parce que audience foraine bi passé am nañu plus de 1000 papiers yëpp nag ñu ngi tegu foofu yu ci bëri dañuy ñaan nit ñi tamit ñu ñëw jël si seen kay judd yi parce que dañuy ubbiwaat mbindu mi lu yàggul le 22 février dañuy démarré waat inscription yi donc ñi nga xam ne seen kay judd mu ngi foofu te amuñu woon d'identité ñu dem jëli seen kay judd yi ndax ñu mun a binduwaat aussi am seen i carte électeur am seen i carte vote en tout cas maa ngi leen di remercier di nuyu tamit Fatmata Seck jiite groupement yi di ko gërëm bu baax a baax moom tamit jàmbaar la ci dëkk bi xanaa lii laa ñu amoon lu ñuy wax di leen remercier maître maa ngi lay gërëm bu baax a baax xam naa dinaa jël sa numéro su ñu demee Dakar ñu gën a jox ko incha allah lépp lu jëm ci Touré Atman rek ñu bokk ko ñu booloo di ko defandoo ensemble. jërë ngeen jëf wasalaam.